tey la altine juróom-ñetti fan ci weeru octobre atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fii ci Mbour TV nuyoo baa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. xibaar yi dañ koy door ak musiba Mamba Kumba bi xew ca Kër Massar Mariama Sagna bokk ci parti bi di Pastef moom la ñu fekk nag mu faatu nag gaaw gi ñu génn la am gannaaw nag ba mu bokkee ci meeting bi nga xamante ni bii parti boobee doon na ko amal foofee ca Kër Massar des na ci ànd ak Adama Sabali. Ageroute ak waa Promoville ñoom nag amaloon ab randonnée pédestre ngir nag ñaax askan wi si njariñu li nga xamante ne bii mooy Promoville ak liggéey yi muy amal ci dëkk bi préfet ma nga woon ca bile dox nag moom nag yëkkati na ay kàddu jëmee ci li ni mel nee na ñi nga xamante ne bii ñooy nekk ci tali bi faaw ñu yëkkati leen ngir nag dëkk bi daal di mën a féex. maire bu Sandiara Serigne Gueye Diop daje woon ak kuréel yi nga xamante ne bii ñoo ëmb étudiants yi nekk foofee ca bile gox moom nag yëkkati na lu toll ci téeméeri bourse daal di leen koy jagleel des na ci dikk ci kanam tuuti tàggat yaram mooy ndar képp xibaar yi rugby la ñuy wax foofee ca Nianing la amee woon téléspectateurs yu Mbour TV lii moo fi gën a fës ne ay xibaar bu ngeen taxaloo aslëf ma dikk ak yéen ci yaatal gi. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Mariama Sagna bokk ci parti bi di Pastef njiit la di Ousmane Sonko moom la ñu fekk nag mu faatu gaaw gi ñu génn moom Mariama Sagna laata nag jéey ji di am. bokkoon na ci organisation bi nga xamante ne bii partem boobu moo ko doon amal di ab meeting foofee sa Kër Massar fi mu toll nii nag kenn xamul kan moo def li ni mel bu ñuy jàppee ni nag ay mbiri politique la ña sa des jàpp ni rek ay wuyu ñoo def li ni mel Adama Sabali indil nañu ci ay leeral la mu ci wax lépp mi ngi. samedi bi ñu génn ca Kër Massar soxna sii di Mariama Sagna bokk ci parti Pastef bu Ousmane Sonko fekk nañ mu faatu foofu ca këram ci anam yu doy waar. di fàttali laata loolu mu am Mariama Sagna bokkoon na ci ñuy organiser meeting boobu bu ñu ameloon foofu ca Kër Massar am nañu jàpp ni mbirum politique la ñenn ñi nag nee nañu agression la kii di coordonnateur parti Pastef moom nag jiñul kenn lu dul borom charrette yi buñ sukkandikoo ci kàddu avocat am Bamba Cissé nee na nag teg nañu loxo ci benn suspect kooku nag mu ngi gendarmerie ba. kii di njiitum parti Pastef Ousmane Sonko mu ngi woo autorité yu yëngu ci wàllum enquête bi ñu indi ay leeral ci na mu gën a gaawee di woo tamit ñu mu bokkal parti ñu gën a bàyyi xel ci seen bopp te moytu tamit kii di njiitum parti Pastef woo autorité yu yëngu ci wàllum enquête bi ñu indi ay leeral ci ni mu gën a gaawee. jaajëf Adama Sabali beneen dëcc député bii di Khady Ndiaye bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar faatu na niki di beex gi ñu génn ca Ndakaaru tey jii nag la ñu ko nar a jébbal boromam foofee ca Fatick ca dëkk bu ñuy wax Marlodji levée du corps bi nag mi ngi amee ci hôpital principal bu Ndakaaru ci teewaayu njiital assemblée nationale di Moustapha Niass ñu ngi leen di ñaanal soxna yooyu wuyu ji seen borom yàlla yërëm leen te xare leen àjjana. Ageroute ak waa Promoville amaloon ab randonnée pédestre di ab dox boo xamante ni bii dañ si tàggataale seen yaram ñu dooree ko nag ca stade Caroline Faye jeexalee ko foofee ca préfecture bu Mbour li waral bi lay dox nag mooy fësal liggéey yi nga xamante ne bii Promoville mu ngi koy amal ci dëkk bi ak it naka la ñu war a mën a def ba sàmm li ñu mel Ami Ngom reportage. Ageroute ànd ak waa Promoville ñoo amaloon ab ndaje ngir wax askan wi lu waral ñu amaloon bi les randonnée waaye tamit di leen ñaax ci njariñu tali yi fii ci diwaanu Mbour Sayer Ndaw di préfet bu Mbour yëkkati na ci ay kàddu. parce que bu ñu toogoon ci benn barab di wax xëy na duñu daj ñëpp mais dox bi ñu dox fu ñu dem taxaw waxtaan ak nit ñi fii projet bi jaar yëpp ñu waxtaan seeg nit ñi tax nañu waxtaan bu yaatu pour nit ñi xam ne li ñuy liggéey dina am jamono yoo xam ne dina xaw a metti tuuti. mais métit bi séntuwuñu ko du loolu moo ñu gënal du suñu objectif mooy jaar ci métit boobu xëy na pour ñenn mais defar mu baax. préfet waxaat na tamit lu waraloon ñu gën a amal bile ndaje mooy ñiy taxaw ci kaw tali bi di ñu ci mel ni jaaykat yi occupé yoon yi nga xam ne fi la oto yi war a jaar waaye tamit ay daan dina wàcc ci seen kaw bu ñu libéré wul yile tali. parce que mënuñoo di liggéey nit ñi di toog li may wax fii ci marché bi lay waxaat rek. mënuñu tabax tali ay milliards ba pare jox ko ay nit ñu teg sa ay taabal di sa jaay di yóbbu seen kër ñoom rek mënul nekk il faut que ñun ñëpp ñu yeewu ci loolu état bu tabaxee ay milliards ci tali dafa bëgg nit ñi war a dem liggéey mën a dem liggéey ñi war a dem faju ji mën a dem faju ji ñiy jàngi dem jàngi mais du pour ñaari marchand wala ñetti marchand yoo xam ne lu ñu am yóbbu seen poste duñ fay benn taxe donc loolu taxul ñuy defar ay tali mosu leen gis fu ñuy defaree tali ñu bàyyi nit ñi di ci toog mënut a am. intérêt particulier yoo xam ni baaxul ci am réew tali bii ñuy defar ñëpp ko bokk ambulance bëggee jaar jàll oto yi bu ñu bëggee jàll élèves yi bu ñu bëggee dem seen yoon waaye ñoo teg sa taabal di wax ni fay naa ñaar fukki dërëm fële nangam ak nangam fi laa koy jaayee loolu dañ ci jóg
gis nga fii mu nekk même yenn oto yi nga xam ne sax nanguwuñu di jóge ci kii bi léegi maire bi ñu ngi defar ay sabot dama koy wax bi ñëpp dégg ko sabot yi nag ñëpp xam nañ ko fu ñu la fekk waroo faa taxaw danañ ko tëj te balaa nga faa jóge di nga fay te loolu tamit waxtaan nañ ci ak préfet ba d'accord ci ak commissaire liggéey bi dañ koy def pour population Mbour yenn saa yi nga dégg ñu ne liggéey bi dafa yéex te gaañi ñu ngi dans les normes génnuñu normes yi c'est-à-dire que ñu ngi koy def te nanguwuñu nag ñu dem ba ca digg ba ñuy kale ñuy wax ne bon nañ àggale ji Guédiawaye wala nañ àggale ji fële en attendant Mbour kii déedéet duñ ko def Mbour dañuy taxaw ku war a dégager ñu defar tali pour tali parce que ñëpp ko bokk. ndaje boobu kii di maire bu Mbour di Fallou Sylla yëkkati na ci ay kàddu ñaaxaat jaaykat yi ak oto yi occupé tali bi ñu respecté yi leen norme ndax mooy seeni njariñ waaye tamit di njariñu askanu Mbour. bu ñu jógee foofu dañ naan coow ca Sandiara Serigne Gueye Diop maire ba moo amaloon ab ndaje séq ko ak kuréel gi nga xamante ni bii moo ëmb étudiants yi maanaam ndongo yi nga xamante ni dañoo nekk ci université yi wuute ci Sénégal moom Serigne Gueye Diop yëkkati lu toll ci téeméeri bourse daal di leen koy jagleel ngir seen nekkin foofee ci université ya daal di gën a mën a mucc ayib Serigne Gueye Diop ci micro Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye. am na junni élèves yi am bac jóge Sandiara génn ci lycée Sandiara bi nekk association boo xam ne mooy ARS ñooñu nag bureau bu bees bi laa bëggoon rencontre tey pour yëgal leen ne maire bi mu ngi leen di jàppale mu ngi leen di soutenir yëgal leen aussi que maire bi mu ngi fexe pour seen développement mën a gaaw seen avenir mën a assuré wu. li leen doon yëgal aussi que subvention bi dañ koy yokk dina passer à 6 millions cette année et incha allah peut-être même 7 millions l'année prochaine. di leen aussi gënoon di sargal pour ñu gën a encourager pour ñu mën a gën a góorgóorlu xam ne tout la jege mooy compter ci ñoom yëgal nañ leen aussi que mairie bi dafa am benn service de l'emploi boo xam ne ñoom ñoo ci xel ku ci bëgg a def stage wala nga bëgg a liggéey mën nga ñëw directement ci mairie bi déposer sa dossier mairie bi jox ko usines yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu xam nga lu am importance la mais yëgal leen également que ci ñaareelu point bi que dafa am ay bourses yoo xam ne toll na téeméeri bourses yoo xam ne mairie bi ak suñu partenaire UMD nga xam ne directeur Abbas Diouf mooy suñu partenaire bi may lañ leen ko ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàngi métier. xam nga tey soo demee ba licence wala maîtrise jàng yenn branche yi doo am liggéey voilà lu demee ni que anglais lu demee ni que histoire géographie soo jàngalewul en fait doo am liggéey tey jii moo tax ñu wax leen que léegi ku demati ba nekk ay licence wala maîtrise nga soo bëggee def formation professionnelle loolu moo gën parce que day tax nga daal di am liggéey nga daal di mën aussi ñëw liggéey si au niveau de la commune de Sandiara. des ci loolee ba léegi lycée technique bi ñu taxawal foofee ca Sandiara nguur gi nag yëkkati lu toll ci fukki milliards daal di ko fay def maire bu Sandiara moom dikkaat na ci li nga xamante ni bii mooy njëriñu bi la lycée technique ak it xam-xam yi nga xamante ni bii des na ko fa jàngale Serigne Gueye Diop ba léegi ci micro Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye. bëgg mooy du amati rek ay lycée mais dama bëgg mu am ay université pour que xale yi doon dem Dakar wala Diamniadio wala feneen wala waa UVS yi ñu yem fii à Sandiara def seen formation fii am seen diplôme fii def seen stage fii liggéey fii je crois que loolu mooy suñu objectif wax naa ko pour le département de Mbour université de Mbour mais wax aussi ñu ngi ci liggéey pour le département pour l'université de Sandiara loolu aussi mooy li nga xam moom lañu doon discuter ak waa UMD kon loolu moo taxoon tey ñu daje pour waxtaan ak vraiment étudiants yi waxtaan aussi ak ñi nga xam ne mooy waa UMD. parce que en fait lycée boobu ñeenti lycée moo nekk ci biir lycée affaire agriculture mbéy ak élevage beneen lycée bi affaire tourisme la hôtellerie xam nga Saly amul école su hôtellerie bu mag ñetteel bi mooy lycée wu bâtiment pour former ay entrepreneurs ay carreleurs ay maçons amul aussi au Sénégal et beneen bi donc nekk lycée industrie affaire usine. donc lycée boobu fukki milliards la ci président Macky Sall def tey jii soo fa demee ba génie civil baa ngi avancé tey bâtiment yi ci ëpp mu tolloog lu tolloog 84 salles de classe ñoo fay nekk tey jii ba yi fa nekk ci ay bâtiment mat na presque 20 bâtiments kon nekk nañ loo xam ne presque ci Sénégal presque amu fi mooy doon le premier symbole de la formation duale formation école entreprise maanaam benn bés ngay def école boobu ñeenti fan yi nga dem ko ci usines yi pour jàngi loolu nag dafa nekk loo xam ne avancé na ñu ngi koy teeru ci 2018 2019 bi parce que dafa yàgg liggéey bi avancé na léegi équipement yi aussi commandé nañ ko ministère de la formation professionnelle moo koy gérer waaye le gouvernement suisse moo ñu dimbale pour lycée boobu mën a pare. gannaaw kàddu yu maire ba ndongo yi nga xamante ne bii ñoo nekk foofee ca Sandiara yëkkati nañu ay kàddu rafetlu bu baax a baax li nga xamante ne bii seen maire def na ko ak it njëriñ bi nga xamante ne bii mënees na leen koo jural ci seen wàllum njàng
dañuy ànd déglu Abdoulaye Sène moom nag moo jiite amical bi nga xamante ne bii moo ëmb ndongo yi nekk foofee ca Sandiara ay kàddoom a ngi. xam nañ que ni université boo fa nekkee da ngay jàng di dem rek ay diplôme nga fay am rek di gën di gradé waaye diplôme bi nga fay jëlee aussi du la permettre nga dem liggéeyi pour dem jàppale say waajur te gis nañ ko ni aussi université boo fa amee ñaari at ñetti at da ngay gis say waajur dañuy commencé laajte di yàgg na université te yàgg boobu noonu du la permettre yow nga mën a am sa liggéey ba mën a jàppale say waajur donc kon su demee ba nga xam ne dañuy am ay bourse pour que ñun ñu dem defi formation ci benn université boo xam ne day signé partenariat avec mairie bi donc loolu dañ koy rafetlu xanaa di ñaan étudiants yi rek ñu jéem a dem xool yi formation yooyu ndax di leen di permettre tamit ñu dem am liggéey suba. kàddu yi Ablaye Sène yooyu mooy ndar képp xëtu njëkk xibaar yi ñu bu weneen xët sport lay doon. tàggat yaram benn ponk la rugby la ñuy wax Nianing ab final moo fa doon am doxoon ci rugby club bu Nianing ak maison de rugby bu Yoff jógee ca Ndakaaru ñi nga xamante ne bii nag ñooy doomu Nianing yi dañoo ñàkk fanweeri poñ lañ am équipe bi nga xamante ne bii mooy maison de rugby bu Yoff am lu toll ci fanweeri poñ ak ñaar. Boucar Ndong jiite nag rugby club bu Nianing moom nag yëkkati na ay kàddu ne faw ñi nga xamante ne bii ñooy kilifa yi jàpp ci bile tàggat yaram ngir nag mu gën a mën a jëm kanam ay kàddoom Jibi Saliou Jibi Diop Ndiaye. liggéey la bu yombul woon mais fi mu toll nii ñu ngi commencé ak résultats yi mu ngi dox léegi parce que rugby boo waxoon ñu ne affaire dof la ku amul doole doo ko def mais c'est pas du loolu rugby ku ne am nga ci place 120 kilos 30-40 kilos am nga ci place. sant pa fi ngay féete am na nu mu doon demee yëpp kon ba léegi bàyyi nañ mais dañu góorgóorlu waa comme ni ba si xool xam ne gars yi ñu ngi dem xale yi bëgg nañ ko ñu commencé jàpp ci góorgóorlu aussi. bëri na comme li sa waay wax comme matériel yi bëri na xam nga matériel rugby du jaay Sénégal amaguñu boutique bu jaay ay daal rugby amaguñu boutique bu jaay maillot rugby ballon non plus li ñuy am yëpp dañ koy taxalee jéem a dem France jéem a xool ci yenn partenaires yi yaa ngi dégg noonu la ñuy amee matériel yi transport bi dafa metti ci gars yi métti na trop bu dul woon gars yi ci jàpp ni kon xam naa du sotti en plus même terrain bi ñu koy kiyee nii xam nga pour nga tracé ko dafay metti maa ngi doon ñaan commune bu fekkee ñoom mën nañu xool même su mu lu sori ñu ne ñu terrain bi jël leen ko lu mu sori baax na. mu ngoog mbokku téléspectateurs yu Mbour TV yegg si nañ fi ñu war a ndar képpee xibaar yi laataa ma ko def faaw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yem gërëm it yéen ñu sopp safoñu dañu teewlu ci www.mbourtv.net ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.